lu matériel yu Sen TV ñu ànd ceeg Fatou Lay Mbaye Diop. ci buntu des médias ay activistes société civile panafricanistes journalistes ay sympathisants daal di dajaloo ngir nag indi seen soutien ci personnel des médias mi nga xam ne jamono ji ci ay jafe-jafe la nekk. dafa war a interpeller les jeunes milliardaires pour ñoom ñu xam ne war nañu créer ay entreprise embaucher ndaw yi pour ñu liggéey waaye ku mu war a njëkk a interpeller ci réew mi mooy le président de la république. yow keroog da nga ne woon damay joxe 500 emplois xaw ma ñaata plus muy 500 000 emplois par an ñii am emploi ba pare nga bëgg ko yàq lajj nga ci jox ndaw ñi liggéey bàyyil ñi mën a jox ndaw ñi liggéey. sitting bi doon na yoon nag ngir ñu génne ay message yu am solo ngir naka la ñuy fexee ba emploi ñi fiy liggéey mu bañ a nax saay. ki nga xamante ni moom kër gi nee nañ ko sax bul ñëw ndax ñu bañ a def amalgame entre politique ak li nga xamante ni bii mooy entrepreneuriat kon ñun liñ ci seetlu mooy ay nit ñoo xamante ñu bëgg a sàmm seen outil de travail ñoo fi nekk. On ne doit pas s'amuser avec entreprise privée. On ne devrait pas assister à la liquidation d'une entreprise de presse pour des raisons fiscales douteuses. Personnel des médias mu ne compte nag ci soutien yu Sénégalais yi. tey jii groupe des médias wéetul ci yëf yi wéetatuñ ci te mosuñu cee sax wéet parce que bu ñu gisee mobilisation bu mel nii day tekki ne yëf yi nekkatul suñu yëf yi bopp. ñu fàttali ne compte Sen TV dañu ko daal di bloqué matériel entreprise bi ab huissier daal di koy def inventaire àndax nag ay gendarme yu bari tey nag tax manifestant yi jàpp ne bu fekkee ne nag juguñu ci rek entreprise bi nga xamante ne dañ ko inauguré 3 avril 2017 ki ko def di premier ministre Boun Abdallah Dionne daal boobu mootul nag dina nax saay ba ay téeméeri liggéeykat ñàkk ci seen liggéey. Fatou Lay Mbaye Diop ci noonee nag Guy Marius Sagna moom tam nakarlu na lu nu mel ndax jàpp na rek boo moyul lu toll ci téeméeri ci ay emploi dina nax saay bu fekkee jugunu ci mbir mi ci noonee nag mu ngi wax ne nguurub Sénégal war naa tal leneen lu du rek na saxal ay emploi bu ko defee ay père de famille mën cee loru ñu teewlu ay kàddoom. liggéeykatu des médias ñoo ñu fi indi ndaxte nag dañ koy faral di fàtte journaliste yi. ay père de famille lañu journalistes yi ay mère de famille lañu journalistes yi ay soutien de famille lañu et que war nañ bàyyi xel ci loolu c'est vrai que dañ leen di gis ci plateau yi ñu maquiller leen ba ñu rafet ñu maquiller leen ba ñu yanj ñu ñuy bégal waaye nañu fàttaliku ne dépense daf leen war luwaas daf leen war et que lii nga xam ne mooy raam fii jëm ci des médias buñ ko seetaanee mooy lu ëpp juróomi téeméeri liggéeykat dina ñàkk seen emploi. ba tey ci wàllu réaction nag bu ñu sukkandikoo ci Abdou Fati di secrétaire général bu SELS authentique moom itam naqarlu na mbir yu nu mel ndax nag liberté de la presse daa jàpp ne lu war la ci ab dëkk te ñuy moytandiku lépp lu jëm ci wàllu dictature ñu teewlu ay kàddoom. principe organisation syndicale mooy solidarité donc li ñu taxaw nii solidarité la wax leen ne ñu ngi seen ginnaaw ñun du ñu nangu ñu nasaxal ay bërëbu liggéeyukaay di nasaxal di noot ay travailleurs li ñu noot travailleurs yu Sénégal rek dafa doy ay mbaam la ñu def travailleurs yu Sénégal yi. donc ne travailleurs yi nekk fii des médias xam ne nous sommes avec eux avec les organisations syndicales de l'enseignement avec eux avec les centrales action boo leen mën a yëgal leen ñu ko ñu ànd ak yéen di wax ni également. yéen journalistes yi tey war ngeen xam ni vous êtes ni ñu koy waxee ci tubaab les derniers remparts contre la confiscation des libertés dans ce pays les derniers remparts contre l'expression démocratique dans ce pays donc yéen da ngeen am rôle bu fondamental. ñu daal di àddu nag ci leneen wax ci wàllu politique dem fële ca Njàmbur mu mel ni foofu it ay jafe-jafe yu métti la ñuy jànkoonteel jëmale ko rek ci wàllu investiture yi mu mel ni juróom-ñaar la ci ay liste yoo xamante ne ñoo war a nekk ab en compétition askan way yeewu foofu ñoom nee nañ nag la leen soxal du lenn lu dul rek maire boo xamante ne day ñëw ngir suqali Louga waaye nag du leneen ñu ànd ceeg sunu ndaw lu ñu toogal foofee ca Louga digal ay sila
juróom-ñaari candidat ñu nemmiku ko ci commune bu Louga ci ay coalition yu wuute ñu bari nag jàpp ne lu jaadu la waaye war nañoo defar dëkk bi. Louga dépassé na tey di am benn candidat ñaari candidat kenn ku nekk li sa wërsëg da nga ko jox. et puis li ñu dégg yëpp ni budget bi moom lañ koy jox 1 milliard 700 et quelques mille buñ la ko joxee yoo xam ne dañ ko jox pendant 7 ans moi je crois que loolu waroon na mën a am jeexital ci dëkk bi. waaw ñun daal lan lañ bëgg ci dëkk bi ku defar dëkk bi daal lañ bëgg ndax dëkk bi xam nga tali yi am na yoo xam ne nii baaxul sooy dawal sa moto bi xam nga chaque 3 mois nga changé pneu daal ku defar dëkk bi daal moom lañ bëgg. wàllu bilan ak taxawaayu maire bi fi war a nekk ëllëg nag kaddu yi daal di ciy waroo. bu fekkente ne bilan boobu moom lañ doon xaar ci maire bi nga xam ne si moom moo fi jóge kon kooku waruñu ko woon mën a tabaat kay fal def noonu amul programme ko amul programme mënta am bilan. mën naa ni mairie bi fi nekk nii sax boo ko laajoon personnel bi fi nekk du la wax ñaata nit ñoom ñoo fi nekk. parce que tamit Mamour Diallo vraiment man li mu def noonu def li su boppam man rafetlu wu ma ko bu ma sañoon mu ñëw ànd ci mouvement présidentiel bi jàppale président bu fekkee président moo ko ñor waaw bu fekkee. ñu desandi ci wàllu politique ba tey bu fekkee ne nag coalition yu bëree bëri ñu ngi gis ne mu ngi am ay tas ci biir mu mel ni nag coalition gëm sa bopp fële ca Sédhiou ñoom ñu ngi gën a ñoŋal seen boobee coalition bu ko defee ñu préparé rek li la di élection locale yi ñu dëgmal mu mel ni nag lu toll ci ñeent fukk ci ay communes yu ku ci nekk am nañ fa ay candidats yoo xamante ne fas yéene nañoo jongoonte ci wàllu wu nu mel moo waral nag ñu amuloon ab ndaje boo xamante ne nag dañ ci doon di weccoonte xalaat jëmale ko ci processus électoral bi ñu teewlu ci Cheikh Oumar Dramé moom mooy coordonnateur régional bu Sédhiou bu gëm sa bopp. mu mel ni ma leen ko junjee léegi rek ci wàllu politique bu fekkee am na ay coalition yu bëree bëri yoo xamante ne fu mu toll nii ñu ngi tas mu mel ni gëm sa bopp fële ca Sédhiou dañoo gën a ñoŋal seen mbir yi ndax nag ñu ngay waajal li leen di élection locale yi lu ëpp ci ñeent fukk ci ay communes yu nekkee foofu ci nekk am nañ fa ab candidat ci noonu nag ab waxtaan dañu daal di amal ci processus électoral bi bu ko defee nag ku ci nekk xam taxawaay wa nga war a am ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi ñu dëgmal jëmale ko rek ci élection locale yooyu ñu teewlu ci coordonnateur régional bu gëm sa bopp foofee ca Sédhiou di Cheikh Oumar Dramé. ndaje bu am solo comme ni ngeen ko xamee ñu ngi waajal élection locale yi di ñëw 23 janvier Sénégal yëpp di ko waajal Sédhiou tamit kenn demul ñu des donc suñu candidat yi nga xamante ne ñu ngi ci 44 communes fii ci région Sédhiou ñoo am benn ndaje pour ñu mun a waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy processus électoral wante nag ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy mouvement gëm sa bopp ak li ñuy waajal fii ci élection locale yi waaye wante nag di waajal également élection présidentielle bu 2024. li gën a am solo mooy 44 communes yi nekk fii ci Sédhiou gëm sa bopp dina fi am ay candidats fépp. ñu desandi ba tey ak mouvement gëm sa bopp mi nga xamante ne fan yi nag ñu ngi am ay ralliement yu bëree bëri rawatina nag fële ca Goudomp maire ba nag daal dina rek dugg ci biir bile coalition Babacar Ndiaye lay wuyoo moom nag investi nañ ko ci boobee commune ci noonee nag mobilisation bu mucc ayib la ñu réserver ki nga xamante ne moo di njiital mouvement gëm sa bopp ñu ànd ceeg Safiatou Ba Ndiaye. beneen ralliement bu bees ci coalition gëm sa bopp mu di rek bu maire bu Ngongom nekk ci Bombay moom mi nga xamante ne rek dafa dem fekki ki nga xamante ne rek moo di coalition gëm sa bopp Babacar Ndiaye nag jot nañ ko investir sax ci teewaayu ki nga xamante ni moo di président Bougane Gueye Dany. liggéey bi monsieur le maire def ci Ngongom sant nañu la monsieur le maire waaye dafa jot nag département bu Bambey mos sa loxo. kon jàppal ne ànd bi ñu ànd ci coalition gëm sa bopp ñun yéene nañu la mairie bu Ngogom parce que bir na ma ne ñii danañu la woteel nga gagné mairie bi waaye incha allah dama bëgg ñu dolli la ci ñun département bu Bambey. moom maire Ngongom bi nag fas yéene def kéemtalaay kàttanam rek xeex ànd ceeg ki nga xamante ni moo di njiitu gëm sa bopp ngir rek ñu mën a liggéeyal askan wi. yéeneem ci Sénégal yéene moomu nag du leen lu dul fu ndox war a am mu yóbbu ko fa fu courant war a am mu yóbbu ko fa fu jigéen yi war a noppaloo mu taxaw ci fu jeunes yi war a amee liggéey mu taxaw ci loolu ku koy dox xam nga ne julit la kon nañu xam ne politique seen politique lu rafet la lu defar mbokk la. mu mel ni rek bile ralliement dafa ñëw rek fekk si yeneen ralliement yoo xamante ne rek ñu ngi koy nemmeeku boobaak léegi ci grande coalition gëm sa bopp loolu lépp rek jëm ci fexe rek ba am ndam lu rëy rëy ci élection locale yi nga xamante ne rek ñu ngi ci war a jëm ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022.
Safiatou Bandiaye mu nekkoon maire bu Ngongom et non maire bu Goudomp ñu daal di descendi ci wàllu wu ni mel ak directeur bu Petrosen muy Mamadou Faye moom nag daa ber ab listam ngir rek jëm ci élection locale yi ñu dëgmal moom nag nee na dafay dem ci coalition bi nga xamante ne moo di ànd defar sunu gox bu ko defee nag li mu bëgg mu daal di koy am ñu teewlu ay kàddoom. ñetti weer yi passé aussi dañuy dem ci population bi déglu leen waxtaan ak ñoom ñu wax ñu seen joytu yooyu nag moo indi ñu xam ne Thierno Diagne bi fi nekk dafa war a jóg bu jëlee ko fi nag moo taxal ñu taxawal coalition bi nag dañu yaakaaroon ne dañuy jox récépissé Benno bi mais comme joxuñu ko suñu mouvement changé wul benn yoon c'est la ñu taxawal parce que c'est une demande de la population. président ci fa mu toll dafa ne am na zone yoo xam ne ñaari liste mën na am ñaari liste yi fa la ñu toll dañu nekk maire boo xam ne liggéeyul ci juróom-ñaari at gox bi ñu toog ñoom ñoo sax le changement moo tax ñu taxaw liste boo xam ne ñoo fi taxaw pour jël fi Thierno Diagne. ñu dem ca Tëngéej ak député bi di Seydou Diouf moom nag bokk ci rek coalition Benno Bokk Yaakaar fas yéene na dem jongante ji ci élection locale yi ñu dëgmal ci fi nga xamante ne moo di rek Rufisque ville ak file di Bargny ci noonee nag mu ngi naqarlu bu baax a baax ñàkkum waxtaan bi dox ci seen membre yooyee foofee nga xamante ne moom moo di ca Tëngéej ñu teewlu ay kàddoom Charmé Tidiane Seck moo ko taataan. le 23 janvier incha allah 2022 bu ñu ci yàlla yóbbu jàmm. ci réew mi yëpp askan wi dinañ dajaloo gox bu ci nekk war a tànn ñi ko war a jiite fu ci nekk dañu mës di assumer suñu engagement dans Benno Bokk Yaakaar waaye bu ñu demee ba gis ne fii ci Tëngéej suñu coalition mënuñu waxtaan ba jubóo ci laa ne dinaa nangu li ma sama parti demandé mooy ma nekk candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar ñu jël suñu décision dem laa yónni Mbaye Diop Cissé bindal ko lettre comme mandataire jëm ci mu 15 millions certifiés par ma banque ñu dem déposer ko caisse de dépôt et de consignation déposer suñu caution ñu jox ñu suñu quittance. ñu dem Mbour wutali Joal Fadiouth foofee nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu napp gi di Alioune Ndoye dañu ko fa doon di yuuxoo ña ko doon def moo di rek acteurs yi yëngu ci wàllu wu ni mel ginnaaw gi nag ba mu amuloon ab doxub nemmeeku foofee ca Joal ni ki vendredi gi ci noonee nag ñoom la ñuy sàkku sax bokk na ca mu daal di tekki ndombal tànkam ci bopp ministère bi ñu ko dénk ndax jàpp nañ ne daa tële ñu ànd ceek sunu ndaw lu ñu toogal fële ci Mbour di Aline Petra Sonko. relation yaa ngi gën di ñagas ci diggante ministre bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu napp gi ak nappkat yi moom nag naka noonu démb ci visite bi nga xamante ne moom la amal ca Joal nappkat yi yuuxuy métti lañ ko daal di yuuxu. ministre Alioune Ndoye mer ba futtu ba mu jëlee sax ci kàddoom feeñ na nee na ay nit yi nga xamante ne ay partenaires étrangers ñoo leen di jox xaalis ñoo nekk di bëgg a yàq secteur bi. man politicien la kenn ndax mu bës waaye bu liggéey jotee mayuma kenn muy xajamal sama liggéey. moom nag nee na du ko nangu ndax dafa jàpp ni maire bi yëpp lu ko waral mooy dafa tëj robinet yi bëri. dama ne koo jëlati rajo ak télé wax xam nga lu ma leen di ñaan mbokk yi. gestu leen kan moo ne ci gannaaw kan mooy financé. waaye yow sa ndaje yëpp ci hôtel yi gën a duun ci Sénégal nga koy def. dugal ci ay millions yu dul jeex boo génnee presse bi nekk ci gannaaw dama ne Sénégalais bi ak presse bi laay interpellé ñooñu il est bon de savoir au nom de qui il parle. en tout cas ak li ci mënta am secteur napp gi moo ngi ci guute bu bët setagul ndax daanaka ministre bi di Alioune Ndoye fépp fu mu dem bu ko ay brassard rouge tertuwul ay yuuxoo ñoo ko fay tertu. jërëjëf Alioune Badara Sonko cant ngërëm ñeel na la cant ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo di seetaan la chaîne Libre xibaar yi daal dina buur yeneen xibaar incha allah bu 19h45 jotee lay doon waaye laata lool ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme bi di leen ñaanal kenn dal ak jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci teewlu bi.